mbokk yi ñi ngi am naqar bu tiis muy génn àdduna suñu papa Mamadou Sakho ñu gënoon ko xam ci turu Double Less di bàyyi ci champion bu mag bi di Balla Gaye di bàyyi ci champion bu mag bi di Sa Thiès ginnaaw feebar bu yàgg yàlla suñu boroom def na li ko soob. Double Less nekkoon nit ku baax nekkoon un grand champion ci arène sénégalaise mu def ci jaloore ju nekk diggante 1972 ak 1999 waaye tamit nekkoon ku nga xam ni fu nekk teewal na fa Sénégal ci campagne internationale yu nga xam ni yiñ ci gën a ràññee moo di ni les Jeux olympiques de Montréal 1976 Jeux olympiques de Moscou 1980 Jeux olympiques de Los Angeles 1984 ak Jeux africains ya amoon ca Nairobi ci at mu nga xamante ni itamit 1984 la. Double Less nekkoon itamit ku nga xam ne jege woon na lool ay doomam ci arène bi nekkoon itamit membre ci ancienne gloire yi ñu koy jaal waa axlu làmb di jël njaal mi di ko teg ci loxo ki nga xam ne moo di Manga 2 président des anciennes gloires di jël njaalu famille Sakho yëpp teg ko ci loxo Omar di Balla Gaye mu teg ko ci loxo waajuram wu jigéen di leen wax ne Double Less naqar la fi bàyyi waaye bàyyiwu fi gàcce. TFM dinañu ci dellusiwaat rendre ko hommage bu mag a mag ndax Double Less icône la monument la ci wàllu sport rawatina ci wàllu làmb yàlla na ko yàlla suñ boroom xare àjjana jëgën a kawe. yaakaar naa ne Cheikh Kanté ñëw na ànd ak madame Amy Diallo maa la ko wax. asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan sur la TFM ni ñu koy defee jamono yi dimanche bu jot ñu indi benn champion waxtaan ak moom ci wàllu làmb xam ngeen ni dimanche bii ñu génn ñi ngi woon fi nga xam ne moom moo di Diamaguène fekk fa Siteu waxtaan ak moom waxtaan bu am solo tey nag ñi ngi Parcelles ñëw fekk si fii ki nga xam ne moom moo di Papa Sow di leaderu écurie Jambar Wrestling Academy mu nekk tamit champion bu nga xam ni kenn dootu ko présenté ci làmb parce que damay wax ni ci génération yëpp bokk na ci ñi nga xam ni ñoo ëpp combat yu ñu disputé ci làmb ji parce que pratiquement booy xool Papa lu mat 32 combats bëre na ko ñi ëpp victoire ci làmb ji ci la bokk ndax ay ndamam boo koy natt toll na ci 21 victoires 8 défaites ak benn match nul mu nekk un grand champion def ay preuve am ci làmb ba yàlla tey def mu nekkaat ba léegi ci biir làmb ji longévité boobu nga xam ne am na ko nekkoon écurie Fass tey mu ber daaraam loolu yëpp dinañ ci waxtaan ak moom waaye nag li gën a yokk tey ñu ñëw seet si ko mooy combat am digganteem ak Siteu xam ngeen ni yàgg na metti na ci promoteur bi di Pape Abdou Fall metti na ci Papa Sow metti na ci Siteu léegi nag alhamdulilah jàppaat nañu dat ñuy ñaan yàlla dat boobu yàlla bu mu toxu ndaxte wax dëgg yàlla ñaar ñi li leen arrangé ñoom mooy bëre tàggali ko kenn ku ci nekk wuti leneen poursuivre ce plan de carrière mais dañu bloqué wu pendant 2 ans loolu dinañ ci waxtaan ak ki nga xam ne mooy suñu gan tey di Papa ñi ngi lay nuyu di la ziar boobu ba léegi yaa ngi toog sa ruq rek toog daanaka kenn gisu la li la metteeg li la naqar yëpp kenn xamu ko yaa ngi toog sa ruq ànd ak père ba di muñ lu bari donte combat bi dàq nañ ko dàqati ko loolu metti na trop.
waaw salaamaaleykum Malick maa ngi leen nuyu di nuyu téléspectateur TFM yëpp di nuyu àdduna yëpp di nuyu diaspora bi di nuyu Sénégal kilifa diine yi kilifa aada yi di nuyu ñëpp quoi di jaajëfal ñëpp nag wax dëgg yàlla. toogaay bi yàgg na wax naa ko léegi 2 renvois successifs. benn bu ci nekk dañu dem ba nga xam ne pare nga. li nga waroon def yëpp def na ko fi nga waroon dem yëpp dem nga fa. li nga waroon liggéey ak li nga war coono yi nga waroon teg sa yaram yëpp teg nga ko ba dara desu ci lu dul bëre ñu dàq ko nga defaat la même chose ba mu desaat lu mat ayu bés ñu dàqaat ko période bi metti na trop nan la ko papa dundee. waaw alhamdulilah sant yàlla rek sant yàlla ndax préparation combat ku ne xam ne ni métti na waxuma financièrement sax mais énergie bi ngay dépensé sa yaram xaalis jaru ko. ba tax na bon affaire renvoi yi métti na trop parce que kanam yàlla mais nag bon ak pandémie bi bon on essaie de gérer quoi ñu ngi jéem a gérer quoi. mais foo ko takk rek romb na ko wax dëgg yàlla. non xam nga boo ko waxee nii. nit ñi duñu sax comprendre li nga dund. waaw mais xam nga parce que aussi c'est dafa métti premier renvoi bi. am na loo ca daj ci coono. si am na loo ca daj financièrement. ouais. deuxième renvoi bi. daj nga ci ay coono financièrement dem nga ci ba yoratoo dara te boobaak léegi dara dugaatul ci sa gafaka. loolu aussi dafa premier renvoi sax mën nga comprendre. mais deuxième renvoi boo xamante nii àndul ak dara yaa ngi itaat say moyen bopp defaat ci li nga ci waroon def yëpp nga defaat ko ci mu demee ni mu demaatee nii bon war nañ xoolaat ñu gën a réorganiser waat sunu làmb wala sunu sport aussi. ndax métti na ba ci kanamu yàlla. xam nga nit ki tamit buy liggéey benn affaire tamit da ci bëgg bénéfice. mais bu dee xaalis bu la joxee nga préparé ko ay combat yoo xamante ni doo am bés bu yàggee mu doy waar quoi. mais léegi jàppaat nañu date muy kañ. jàpp gum nañ date le 5. le 5 décembre. waaw comme li nga wax léegi rek bi nga ubbi yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm te mu nekk date bi gën ñu bëri ci incha allahu rabbi. waaw alors ñu ne yàgg na quoi ñu ne jàppaat nañu date. mais aussi jàppaat date man ci sama gis-gis bu gàtt est-ce que warul woon am tey mesure d'accompagnement pour promoteur bi ak pour mbër bi surtout yéen ñi nga xam ne vraiment impacté ngeen bu baax a baax ku leen juróon yërëm leen. ni ko sama yaay xar mbay ba jaaga doon wooyee. waaw man li may wax nag mooy bon man moom du ma mës a taal sama loxo état naan ko dimbali ñu. ndax it état moo gën a xam ay wareefam ci njabootam aussi ku ne xam na ni préparé dafa métti waaye tamit du ma ko teg état kese dama koy teg tamit monde làmb aussi si ñaa ko organisé. ndax boo xoolee tey association yi bëri na trop. mais Malick association yi téeméer association juróom-ñaar yoo xamante ni tey jii wax dëgg yàlla dañ koy rafetlu nag ndax kenn ku nekk yaakaar nga ne lu baax nga ci jublu. kenn ku nekk yaakaar nga ci baax la jublu mais tamit association boo xamante ni tey jii foo ay millions wala presque chaque année mu am budget milliard association yi dañu ko war a xoolaat. association yi ñu war a am mooy dañuy waat monde làmb bi yëpp ñu toog ndax it làmb kenn mënul dem bàyyi sa morom. ñun ñëpp ñu bokk benn gis-gis bu ñu am defar bureau bu mag bureau bi day am avocat am huissier. ndax tey jii boo xoolee Balla Gaye Bombardier ñaata million la. Guy gi Reug Reug ñaata million la. Tapha Tine Boy Niang Papa Sow Siteu. presque avocat bu gañoon marché boobu lu muy waxati. waaw micro il faut ñu jëlee changer doxalin bi ñuy doxalin boo xamante ni tey jii ñu gën a dugaat si wàllu bi nga xamante ni tey fa la làmb toll mooy tey jii ñu informel. waaw tey jii il faut ñu dem ci milieu boo xamante ni daal dañuy dépassé jug di wax rek quoi. mais ñu jëf tey jii su na mën a avocat dañuy porter plainte état dama ci yoon wàcc. ñu fay ñu suñu xaalis par force. boobaa état daf ñu fay xaalis mais tey jii wax rek lañ ci am ñaan njekk lañ ci mën a def mun ci def leneen. mais tey jii nañ defaraat gën a organiser waat gën a liggéeyaat ci lu bare. su ma la déggee dafa mel ni division bi am ci milieu làmb buñ ko seetloo dafay gën a néewal doole làmb. ñaari association promoteur ñaari association des lutteurs. ñaari association des lutteurs. ñaari association des amateurs. 3 association des amateurs. donc pratiquement mu mel ni que dañoo tasaaroo complètement alors que mbooloo mooy doole la olof. ñoom ñëpp nee nañ làmb lañ bëgg. ñoom ñëpp nee nañ làmb lañ bëgg mbër yi mun ñu dajaloo mbër bu bàyyi bëre mbër bu bëreegul ak mbër bu nekk ci bëre combat jamono yi sa carrière nan dajaloo ñun ñëpp ñu bokk benn bloc promoteurs yi ñëw managers yi ñëw entraîneurs yi ñëw amateurs yi ñëw ba ci arbitre yi ñëw yéen ñi bokk ci làmb yéen ñi nga xam ne yéen a yor presse bi ngeen ñëw ñu booloo ñun ñëpp ndax ñoo bokk li ñuy xeex ñu def benn bureau bu mag kenn ku nekk ñu xool sa benn président ñu defar beneen micro bi ci kaw aussi ñu jéem a xeex làmb doxal ko ba nga xamante ni de telle sorte dinañ romb fii mais tey jii mu ñu def chaque jour rek bu dara amee rek président bu nekk génn après jeex na non état xamul loolu état kayit la xam
dañuy wut ay avocat ut huissier mu constaté ñu dem xooli Balla Gaye combat boobu budget bi ñaata la. yow sa yéen seen budget ñaata la ñee ñaata la ñu dem ak état ci yoon. état fay ñu mais ñu buñ ko toog di ñaan ay état njekk di ñaan état te waruñu ko ñaan ndax gouverneur bu demee ba wóor nit ñi damay arrêté lamb ji da ko teg ci condition yi wóor. buy waat ne dañuy ubbi lamb ji dañuy jékki-jékki rek ñu woo ñu dañoo war a dem ubbi lamb ji. non loolu dafa yomb trop. loolu dafa yomb trop. te loolu li ko yombal mooy informel bi. informel boo xëy ñu naan la am nañ ay conseil juridique luy conseil juridique. conseil juridique dafa mel ni comme tey moo war a def benn génn wax nii rek ñu ne ma boo demee waxeel nii defeel nii waxeel nii. mais tolluñu foo xam fu ñu toll. dañuy am huissier am avocat yu mel ni bu amee ñu dem constaté porter plainte état. dem ak moom ci yoon yéeg wàcc daf ñuy fay suñu xaalis. parce que seen mais tey jii ñu taxaw fii rek di ñaan njekk ku nekk naan non état ça va état am na tamit bu dee si ñaan njekk rek am na yeneen période yu gën a doy waar foofu noonu. tey état yaa ngi gis mbënd meeg yokk na nangam mais tey bu doon si yoon lan dem daf ñuy fay suñu xaalis. ndax moo ñu poussé suñu ay combat. alors mu nekk lu metti loolu vraiment ñuy ñaan ñu xool naka la ñuy jàppale mbër yi ak promoteurs yi parce que sonn nañu ca ci njaboot gi la ñu bokk donc tey luy dundal réew mi ci la ñuy nekk li ñu koy wax làmb facteur de développement la te buñ ko encadré structuré ko jàppale ko ñi ciy daj ñi ciy gagné dina bari lool donc loolu am na solo alors ñu ñëw aussi ci papa bu ñu xoolee maa ngi koy wax léegi ci mbër yi ëpp combat ci làmb ji ci nga bokk te pourtant doo mag. ok voilà maa ngi koy wax léegi man say combat buñ koy xayma te loolu sax presque xayma rek lay doon. gars yi xamuñu lépp damay wax ni 32 combats. ci li ñu jàpp bëre nga ko. ci ñi ëpp victoire nga bokk am nga 21 victoire. 8 défaites rek nga am ak benn match nul. alors le secret de papa longévité boobu ba tey buñ la xoolee nga nekkaat ci làmb ji. te li nekkoon ci yow dafa mel ni jógee gu fi ba léegi macha allah. macha allah alhamdulilah. mais entraînement moom pour sonn. tey ji boo xoolee tey ñu ne la tey Messi ak Ronaldo tey ji dem nañ ba kii am ay 36 ans xam nga 36 ans ñu innovaat sport innovaat football. xam nga football dee woon na 2 ans yi passé football dafa wàccoon. mais ren di ñaar ñi nga xamante ne nee nañ ay paara ñoo victoire football ba ci kaw. tey football dafa beesaat tàq. 36 ans tàq. kon affaire bi du ay par âge chiffre la. athlète bi boo menee ni nga war a men yam fi nga war a yam def li nga war a def non da ngay bëri ba 45 ans wala li ko yaa xam li nga bëgg a bëri. mais âge ay chiffres la li am mooy nga fonk sa bopp respecter sa bopp mooy lan ngay liggéey teel a tëdd teel a yeew yam fi nga war a yem. sur le plan des entraînements papa est-ce que honnêtement. par rapport ak par exemple 10 ans en arrière ou 15 ans en arrière li nga mënoon ci sa yaram doon ko teg sa yaram mu koy nangu ba léegi boo ko tegee dina ko nanguwaat. waaw xam nga entraînement bi ay période la. xam nga mën nga jékki-jékki benn jamono nga topp ci musculation bi ba perte lee. nga jékki-jékki benn jamono nekk ci bëre bi ba jàppaat ci li nekkaat ci lee entraînement noonu la man temps yi man li ma gën a focaliser wu mooy côté physique. côté physique ndax doole moom ut ko moo gën a yomb ci yëpp mais ut physique ut condition bu baax. ut yëngu ndax man bon boo xoolee sama bëri yëpp ci ay action réaction ci laa daan daanee gars yi. boo xoolee ñaari combat yu perte yëpp surpoids da cee joué. sama ñaari combat yi ma perte yëpp surpoids moom da cee joué bu baax. parce que sa force moo doon. sa rapidité sa agilité sa explosivité. voilà ndax ñi ma conseil ñëpp bi làmb bi jeexee dana ma sa waay. nii boo ko continuer moom jàpp mën ngaa bàyyi bëre ndax dootoo daan gars yi ndax gars yi li ngeen mën a daane rek mënu leen ëpp doole li ngeen mën a ëpp doole mooy am nga loo am ci bëre defal sa gaawaay sa condition di bëre ak ñoom. comme li nga daan def bu njëkk mais boo ko bàyyee rek da ngay surux quoi. effectivement bi ma toogee tamit sama bopp man rek. yedd sama bopp xam naa ni li ñu ma nit ñi wax mooy dëgg. wala nag ma changé méthode entraînement nekk ci beneen façon bi léegi. beneen façon bi mooy. mooy physique bu bari mooy sama lépp daw lu bëri. physique bu bëri daw lu bëri lépp lu may def rek effort physique laa koy defee ba nga xamante ne ni coono la nag dafa metti nag ndax moo gën a metti looy gis ci àdduna. mbër daw rek la bañ. bugguñu ko. damay jeex ak nangam mais dafa metti moo tax gars yi bugguñu ko gars yi bugguñu contact bugguñu daw mbëri léegi bugguñu contact bugguñu daw. te mooy affaire bi. papa bi ngay expliquer nii bi gars yi xam dëgg. mooy papa bi nga xam ne moo fi bëree woon ak Boy Sey. bëree woon fi ak Zos. bëree woon fi ak Tonnerre bëree fi ak Baye Mandione et cetera donc ñu gis même bi ngay bëree ak Modou Lo papa boobu moom la gars yi gisul ci sa combat yu mujj yi. muy sa diggante ak Lac de Guiers ak sa diggante ak. Ama Baldé. alors pourquoi nga changer li nga xam ne tey moom la ñëpp xamee woon mu nekk sa force ci ay loxo nga nekkoon ñu ni la defeel nii yokkal sa poids wala boog yow yaa ni woon bu ma amee doole dinaa daan gars yi. waaw mooy li nga wax rek xam nga léegi tamit da ngay dem ba ndax bon bi ma commencé jël poids tuuti mooy sama combat ak Baye Mandione. ci laa commencé am tuuti poids ma yaakaar nag ci affaire bu baax bi la mais poids après dafa mujjee ëpp ndax moom bu dee ni man def ay 124 kilos
njëriñam du bari. oui waaw dafa sama surpoids moo xamante ni mënoo lu bari ay gaañu rek ngay am chaque jour yaa ngi am ay blessure li nga bëgg doo ko mën daw bi mënoo daw mënoo bëre mënoo physique après bu ma tegalee 2 défaites nag laa ne non affaire bi moom fi ma teg sama tànk yi du foofu naa ko jëm a teg feneen. waaw nag na changé waat entraînement am na si comme coach yi ma nekkaloon tamit ñoom mosuñu bëgg ay poids quoi ñoom mosuñu bëgg ay poids li nga xam ne il faut nga sa taille ak sa poids il faut mu. équilibré wu. waaw loolu mës a gëm quoi mais xam nga rek mbër day dëgër bopp mbër day dëgër bopp. mbër day dëgër bopp donc day xalaat ni man daal non ñii li ñuy wax du loolu quoi. lii rek bu ma amee doole gars yi duñ ma kii alors que boobu yaa ngi lor sa bopp. moo tax tey maanaam nekk ci loxo yi professionnel ñu lay gérer di la wax defal ak bul def. dafa am solo ci carrière mbër. donc wax naa ne entraîné ba ceene. ñu dàq sa combat. boo amul un encadrement professionnel tu risques de tout perdre. recommencer à zéro. alors dàq nañ sa combat dàqati ko jàppaat date. est-ce que li nga liggéeyoon maintien bi ci war def nga ko ak naka nga maintenir sa bopp. waaw bon ndax ñun bi ñu waxee comme bi passé nii fa laa jël ndax lee moom mooy loolu yàggoon na. comme li passé bi mu passé oto bi ñu ne combat bi aj nañ ko ci mardi boobu noonu mardi le 27 juillet ah. bi ñu waxee aj nañ ko aussi tamit continuer semaine bi ñu entraîné semaine bi ba mu jeex. après nag noppal boo xamante ne repos actif la daw yi ñëw pendant une semaine après may jug nànk-nànk. maa ngi si affaire nànk-nànk maa ngi doog a dugg nag si musculation beex yooyu daal. waaw maintenant date bi xam nga ko. parce que entraînement ni ma koy waxee dañ koy échelonné. waaw da ngay xam ne telle date laay bëre. diggante bii. ak bii lii laa ci war a def. diggante bii ak bii lii laa ci war a def. bu desee 15 jours lii laa war a def. donc tey reprise en main lay doon. pour jëmaat ci combat bi nga xam ne mois de décembre la parce que décembre daanaka ñëw na ba pare. naka ngay liggéeyee en direction de ce combat là. waaw moom li may liggéey moom yomb na quoi ndax man bi ne mardi la ñu joxe date yi. ba tey def mon programme damay maintien rek mais ku ma ko jox leen date bi la 5 sama programme dama koy tàmbalee lundi 5 laay tàmbalee jëm 5 décembre daf may jox 3 mois juste. 3 mois nag ma étaler sama programme soxla naa lii. Sur le plan de la préparation surtout wàllu contact. da nga am avantage bu nga xam ni bëri na mbër yu ko amul mooy avantage yu mën a contact ak Modou Lo. mën a contact ak Franc. mën a contact ak Goro Sock. mën a contact ak yeneen gars yi nga xam ne ñoo nekk ci écurie bi il semblerait que ci combat bi passé liggéey ngeen ci liggéey bu nga xam ne macha allah est-ce que mën nga dellusiwaat ci 100% parcelle boobu ban apport la am ci yow sa suite carrière actuellement nii. waaw neex na lool macha allah neex na am na njëriñ aussi. tey saa yu ñu toogee une semaine 2 semaines bu ñu entraîné ba pare toog waxtaan tamit li coach yi di wax encadré li ñuy wax aussi tamit mooy lii bu ko kenn yàq njariñu ñëpp la. ndax tey jii xam nga tey ngay bëre Franc rek coono googu xam nga foo koy nettali. boo tëddee doon nelaw ay Franc ay njaago bi. ay Goro Sock noonu Garga 2 ay Dame Sène boo yëpp waxtu na ay Modou nga xamante ni bon bëreeg moom it beneen coono la boo xamante ni koo xamante ni. kenn xamul foo koy natt aussi kenn xamul foo koy natt ndax lépp lay bëree lépp ba tax na gars yi souvent li ñu réunion mooy fexe leen lii bu leen dégg wax ci biti fexe leen lii ngeen gën a tëj ñoom parce que ku ne am na looy apporter sa morom exact dafa neex njëriñu booy la booy yëpp seen njëriñ la mooy ñi nga xamante ni tey ji ñoo soxla génn pour téye làmb ji ñoom seen njëriñ la ndax tey Modou Lo amatul lu muy prouvé Papa Sow lu muy prouvé te bareetul noonu comprendre nga kon ñoom lu ñu mën a gën a téye groupe bi rek seen njariñ lay nekk ñun toujours si loolu leen pousse ndax affaire yi neex na lool ndax li ma amoon ci contact wax dëgg yàlla yaa rek moo tax may wax gëj naa ko am ci wàllu contact. waaw c'était bien quoi wax dëgg yàlla. alors parce que wax nga ko xale yi am na lu ñuy tirer ci yéen. mais yéen am na loo leen di tirer ci xale yi parce que bu ñu xoolee. ki nga war a bëreel muy sa adversaire pratiquement am nga sparring partenaire. yu nga xam ne mën nga nattante ak ñoom. pour bëreeg Siteu. mais ci wàllu doole aussi am na xale yi lu ñu la war a imposer ba nga xam yow. fan nga toll ak lan nga war a yokk. si am ñoo xamante ne tey jii adversaire bi presque am ñoo xam ne am na ay taayam am ñoo xamante ni toll nañ ko ëpp ko am ñu toll ak moom mu ëpp leen. ñëpp am na fa tey jii boo soxlaa tey jii mën nga jël Bismi Ndoye bébé Bismi. mën nga am looy natt si moom si Siteu mën nga jël Goro Sock am na looy natt si Siteu boo soxlaa doole Franc ngi nii Garga 2 ngi nii Modou ngi nii bëri na ay boo yoo xamante ñu ngi fa tey yoo xam ne lépp njariñ la. lépp njariñ la quoi macha allah quoi. te étudier woon ngeen adversaire bi. non si non plupart dañoo liggéey selon
selon adversaire bi li mu mën. selon adversaire bi lu mu mënul. moo liggéey ci lépp ba tax na tey jii da ngay liggéey ci loo xamante ne da ngay dem ba sa xel day dal. da ngay am yaakaar da ngay am yàqin ne lii li ma wax nii ma def ko su ma ko defee yàlla mën na suturaal. alors mu nekk combat bu nga xam ne aussi c'est vrai yaa ngi wax papa peut-être am li mu war a prouver bareetul. mais li la dese aussi bari na. non maanaam bari na li muy prouver bareetul. waaw man sama objectif mooy xëy na boo xoolee 9 ans yi yeeg yooyu noonu 2 combats laa ci bëre. ñaari année blanche ak ñaari combats yoo xamante ne nii def na 2 ans. at yi du la fi xaar. waaw ak combat bi defaat muy 3e combat bi tamit defaat 2 ans. muy 6 ans boo ci tegee 2 ans day nekk presque 8 ans jàpp 9 ans yoo xam ne 8 ans yu nga xam ni instabilité bu doy waar ñaari combat. waaw neexul quoi. wax ne 8 ans yii nii su neexoon dëggantaan jaar fi mu war a jaar yàlla suturaal ñu kon heure bi day fekk ñu nekk ci beneen business ndax làmb revenu am bëriwul. làmb xaalis bi bëri na nii mais revenu am bëriwul. xaalisam dafa bëri coow. mais revenu bëriwul quoi. waaw mais si leneen loo gën a mën a investir ci nga mën a am sax loo téye quoi. alors 2 ans ñu tënk leen heure bi waroon na fekk tey nga tàggalikoog Siteu. yàlla def ci jàmm nga am ci ndam wala nga am ca safaan ba. peu importe mais lu mu ci mënti doon na tax tey nga xam ban orientation ngay jox sa suite carrière. mais pendant 2 ans ce plan de carrière dafa bloqué wu. plan de carrière adversaire bi aussi dafa bloqué wu. te papa am na fu mu teg bëtam. donc d'où l'importance tey yàgg Siteu ngeen tàggale ko ba ku nekk wuti leneen. waaw mooy yoon nag instant bii nii promoteur bi dañ koy gën a ñaax rek. lu mu ci mën ba ñu fexee combat bi moom bañ a pousse date boobu mooy gën. ñu bëree dem uti leneen quoi ndax toog bi yàgg na at yi du la fi xaar carré bi du la fi xaar ndax boo toogee bëree woo tamit gars yi dañuy bëree dem. waaye dañuy bëree dem. 2 ans ngeen toog ci benn combat tamit bon njëriñam bariwul quoi. 2 ans day def 2 ans 2 mois. def 2 ans 2 mois après combat bi jour bi ñu war a bëree dina def 2 ans 2 mois ak ay jours. 2 ans 2 mois 1 jour mu yokkuwaat ci say at. non sax ci carrière bi maanaam. ci carrière bi waaw carrière bi xam nga carrière bi moom bés bu romb rek passé nga ko leneen la ñuy waxaat nii moom amul moom moyen rek lay def moyen amul plus. te war nga ñëwaat au sommet de la hiérarchie parce que say morom ñoo fa nekk. non boo xoolee liggéey bi may liggéey mooy tey jii Papa Sow nii lu lañ bëgg. tey jii nii mën na ko ak mënu ko ci combat bi lañ ko war a xamee. ci combat bi ñu jëm nii lañ war a xamee mën na ko ak mënu ko ci combat bi lañ ko war a xamee ba tax na tey combat bi daf ñuy jaral. daf ñuy jaral lu ne. parce que nag say supporters aussi ce dernier combat moom franchement. déception bi métti woon na ci yow. c'est vrai d'abord mais ci say supporters quoi ñu bëri dañuy wax mais papa est-ce que dara nekkati na fi. parce que vraiment ñëw. booy bi saaxee la vite fait. si loolu yëpp rek gis nga nag tax un retour gagnant surtout retour bi dafa tombeek aussi nga nekk ci écurie bu bees bu nga xam ne yaay chef de file bi. exactement xam nga tey jii li ñu gën ci àdduna mooy da nga ne super physiquement mentalement mais moral moo ëpp lépp. boo amee physique am lee mais moral mooy lépp. moral mooy tey jii tey xam naa ñi ma entouré ñëpp benn objectif lañu am na Papa Sow gagné. du mu am sa xel ñaar ni kii ànd na ak man wala kii àndul ak man. ñi ma ànd ak man sax ñoo ma gën a bëgg fu ma jëm. moral bi waaw je suis bien quoi. moral bi dama je suis bien. et puis nekk ci loxo yu wóor yu nga xam ne yenn soucis yi parce que 2 ans yi boo nekkul woon ci ay loxo yu wóor. sa waay saalit nga kon de. wala buñ la gisee di nga jeex de. waxatuñ ko côté boobu noonu côté boobu dama ciy gërëm sama papa ji bu baax a baax. bu baax a baax. kenn gënu ko li ñu koy ñaan rek mooy yaakaar bi ñu am ci moom. daf ñëw fii yàlla na ko yàlla gën a saxal ku fi am yaakaar ñëw rek yàlla na ko yàlla sotti. te père ba li gars yi xamul mooy dafa xam làmb dafa dund làmb sànq dañu toog rek moom di waxtaan mais li mu wax ci làmb man li ma ci jàngal ci diggante boobu je ne savais pas que noonu la bëggee làmb toppee ko noonu. booy big town nag booy grand town la nag booy Dakar la. alors ñu ñëw ci làmb dafa xam làmb. ñu ñëw ci adversaire bi Siteu. ñu bëri jàpp nañ ni c'est un dangereux adversaire nag. est-ce que yow jàpp nga ni ku dangereux la ci yow. waaw d'abord ñu ngi masawu population Diamaguène wala banlieue bi yëpp la ñuy wax ah. métti na trop si ñoom actuellement nii. mbënd mi métti na si ñoom trop ñu ngi masawu ñëpp nag métti na trop. et puis action yi mu ci def aussi nice na. non nice na trop. ñu ngi koy suivre nice na trop wax dëgg yàlla na ko yàlla fay li ñu koy wax. affaire bi taxaw na trop wax dëgg yàlla dëkk ak say nit. ndox mi ñëw koo xam ne kii am na moyen nga woo ko ne ko dimbali ma sama population bi nangam c'est bien. c'est bien. te loolu yéen lutteurs yi ay leader d'opinion ngeen. si loolu la ñuy xaar ci ñëpp. tey jii Papa Sow ñu dëkkoon ci koñ bi ñu am ay jafe-jafe
Papa Sow jug sol dàngam bu amulee ñaar dërëm sax mu dugg si nit ñi lijjanti ñaar Am na ay dërëm ñoo nit. teg am na ay nit waaye loolu affaire bi ñu ngi koy félicité Siteu ñu ngi koy félicité geste bi rafet na trop voilà léegi nag l'adversaire Siteu. waaw Siteu champion la man bi may naan Siteu champion loolu yàgg na ci combat bi nag laa leen booy bi am na loo xamante ni am na ko bu ko toppatooyee mën na ci nekk champion waaw champion la terewulaa nelaw. non adversaire duñu tere nelaw adversaire bu la tere nelaw doo am doole de adversaire boo ci préparé il faut ngay entraîner lu metti di lekk ba suur di nelaw ba doyal soo bëggee jour ci boo ñëwee am dara mais nag champion la wax dëgg yàlla. Siteu champion la yaa ko wax. xale la bu nga xam ni macha allah li koy topp ci mbooloo bëri na. te des fois day ñëw yan la lu nga xamante ni boo nekkul nit bu am mental mais boo moytul nga xof. alors kooku adversaire bu mel noonu nan la ko papa war a préparer. waaw mais li mu la wax léegi rek laa lay waxaat champion bu mag a mag la am na lépp bu nekk champion aussi mais nag combat bi dama ko soxla. mais moom nee na moo la ko gën a soxla combat dama bëgg bu ñëwee daal géwélam tusal ko tus mu rëy mu fecc mu rëy yëngal stade bi yëpp bu duggee ci géew bi rek mu ñëw jox ma li moom ma indi parcelle wax dëgg. loolu yomb na de. noonu laa ko bëgg incha allah waaw li nga bëgg dafa yomb parce que Siteu yi tamit xale la te dafa am fu mu bëgg a dem te pratiquement combat la bu nga xam ne kuy bëreeg Papa Sow ak tour bi mu am. jaar-jaar bi mu am ma wax ko léegi plus de 32 combats ay 21 victoires ñi ëpp victoire ci làmb ji nga bokk. boo ci pratiquement boo jëlee Tafa Gueye jël booy Kayre yaa ciy topp. donc ci ñi ëpp combat donc kooku nga daan ko boole ko ci sa palmarès dafay am lu bëri lu muy joué. donc Siteu te boo xoolee man dama ko xool ma ni mais booy bi dafa métamorphosé wu dafa gën a ceene gën a njool macha allah gën a baax. macha allah kooku te gauche bi xor na lool. waaw loolu lañ ci bëgg nag dama bëgg buy ñëw mu indi lépp mat sëkk quoi mais daal bu ñëw ba ci géew bi daal mu jox ma li moom mooy victoire bi incha allahu rabbi daal. waaw mu jox ñu. papa moom victoire bi ci làmb ji la ci géew bi. waaw ci géew ba daa soxla bu arbitre bi may la bu ñëwee na tuus bi. baaxu bi yëngal stade bi yëpp garaawul. waaye daal géew bi moom maay borom incha allah. ba ma ni dimanche. 5 décembre. loolu dina neex de. géew bi moom maay borom la pression monte l'adrénaline monte nga jàkkaarloog Siteu. Siteu beneen affaire la. géew bi moom maay borom incha allah. dafa mën a bëre. incha allah dafa mën bëre gis naa ko bëri na mën na xeex jàmbaar la. te li mu mën nii du. nante la waaye nante la ca mbapat la ko toppee ba. si. parce que gars yi dañ foogoon ni benn comédien la bu ñëw ci làmb ji. mais vrai mbër la de. non mbër la mën na bëre jot na gudd na am na doole mën na xeex ñeme na. waaw kooku nag nga am ko nga ni mu terewulaa le 5 ci 19 heures wala jàpp 20 heures moins bu duggee ci géew bi mu jox ko li moom maa moom bés boobu. bés boobu pourquoi papa jël ko def ko bésam ni moo ko moom. non sama bés la li ci laxasu lan moo ci laxasu. ba mu war a nekk sa bés loolu. dafa bari dama am yàqin ne bés bi sama bés la. am gëm-gëm bi dama ko am bu baax a baax. mais combat bi dama ko war a gagné incha allahu rabbi. te loolu yëg sama gëm-gëm la sama bëgg-bëgg la. te est-ce que yëg nga ko ci sa yaram. yëg nga ko ci say contact yëg nga ko ci sa doole macha allah. baax. yëg naa ko ci liggéey bi dama ko liggéey ba yëg ko. te it am bëgg-bëgg bi. bëgg ko sama xol ne combat bi dama war a gagné. parce que mbër dina toll fu nga xam ne day yaakaar ni góor gu taxaw ci géew moo la mën. te loolu ci tolluwaay la ci entraînement. waaw sportif doon la war a mën sportif da toll guddi yoo xamante ni day yaakaar ni góor moo mën. waaw man du caaj gënu sportif bu yaakaar la te combat bi maa ko bëggal sama bopp. combat bi dama ko bëgg. maa bëgg am victoire ci combat bi. mais papa bi ñu xam explosivité agressif nga xam ne voilà noo toll ak noo munti mel day ñëw indi la jihaad. waaw bu ko laajee papa boobu nag la gars yi di xaar tamit parce que dafa mel ni papa wextaan bi dafa wàññeeku léegi. non mais sama combat yi paas tamit surpoids ak jihaad moom ma gën a yàquloo sama ay combat damay ñëw ndax dafa am benn ndaanaan. maa ngi koy nuyu au passage quoi ñu naan ko Balla Beye 1. un très grand champion. Balla Beye numéro 1 ñu ngi koy nuyu. dama bëre Ama Baldé ba pare. góor soog dem Seras. semaine bu ndekki quoi. góor soog laaj ko ne ko mais père noo gis suñu combat bi mu ne ko ban combat mu ne ko Papa Sow Ama Baldé. mu ne ko boo demee neel sama fils lii mu ne ko waaw mu ne ko na xam ne tollawul ak gaay ba pare il faut mu xam ne tollawul ak gaay waaye mën na lu gaay yi mënul. kon li muy def jixaat bi muy jixaat ak gaay du yoon na ñëw dam yi. nee ma man ba mu ci toll dama doon dam yi daan naa ponkal mu ne ci làmb ji. mais du ma jaxaat dinaa dem yee dinaa la defal lu mu la bëgg a def yëpp ba daan la boo demee waxal ma ko loolu ne ko muy naxante mu jaxaat waaye jaxaat bi naxante négocier. effectivement loolu tamit conseil bu baaxal ci man. ndax loo ci mën dégg gars yi ñoom sut ñoom ëpp. am na fa su ma bëree ak ñoom rek seen arrangement la. soo su bëree ak ñoom seen arrangement lay nekk arrangement gars yi lay nekk. bu ma la déggee daal combat bi bu tactique la nar a nekk. non mën na am tactique mën na am safara. mais man du ma yee safara si moom.
kon si te nga yenn safara si na ko yee moom. waaw na ñoo jël safara si man fee laay taxaw. papa nag xalaat naroo fi nekk di layam yi nag. mën naa layam yi mën na ci nekk de combat bi nag. non mën na ci nekk mën na nekk ay layam yi ça dépend rek de. non teg baraade fii di lëwal deuxième troisième ba tarxis loolu yóbbuñu esat ñun duñ bëgg teel a pare. waaw mën nañ teel a pare mais nag bon mu nekk lu métti. il faut non mën na métti waxuñu du métti de. mais nekkul comme initiative yi ma doon jël yëpp ñëw fekk ponk li taxaw ma bëgg leen dugg seen gàddu dóor leen. yaakaar ni yàpp ñëpp doole. waaw loolu moom non loolu dafa jeex sama. et puis ak expérience bi nga am ci làmb tamit dafa jeex sax bi ma waaj wooyee góor soog ñëw expliqué na ma li ma waaj wax ma toogaat man kese ma xam ne ni kii tamit li ma wax dëgg pire la ma wax. ndax it koo tolloowul gudd ci koo tolloowul lees tolloowul leen dara nga bëgg a ñëw ne ko damay jaxaate par force avantage yëpp bu la fiiree mooy gagné bu ngeen échanger de coup moo lay gagné. bu la xam rombee sax dal la moo lay gagné ndax ponkal la te li mu bëgg da koy am ci yow. effectivement looloo am. sama ñaari combat yëpp la dëgg dama ñëw mu tëruma Ama Baldé bi ñu xeexee ba mu métti mi ma génn bu ma ñëwee bu ma yokkee ma ñëw ba déséquilibre damay génn mu chargé ma mu jeex. te yooyu yëpp ay erreur la yoo xamante ne nii da ngay leen lii mën na bañ a nekk mën nga bëre benn façon bëre boo xamante ni mën nga xeex ak moom mën nga ko noggatu. mais rythme bi nga doon demee rythme yow du rythme dof la quoi. kon bu ñu jàppee rek papa tey ak expérience bi mu am ci làmb ak jaar-jaaram ci làmb bu taxawee rek dam yee ak gars yi pour ñu daan ko du yomb. non si. waaw parce que nag bu dee bëree mën nga ko. bu dee fit am nga ko. bu dee xeex mën nga ko. mën nga ko waaw. léegi nag li fi jar may parax it ma waaj waxee tamit ma toogaat ma ne non ma wax nag neexul ba neexul mooy dëgg ndax yenn njàmbaar yi moom dafa mu yab. njàmbaar moom day ànd ak lépp day ànd ak physique day ànd ak doole day ànd ak tout mais njàmbaar goo xamante ni sa fit nga ko natt rek di dem mooy xeexu indien la. dañuy xëy rek lekk ba suur rek. ab nañ attaque kabo yi jël fit yi tëf dem ñu rey leen ñoom ñëpp ñu toogaat préparé waat. xeexu indien moom mooy loolu toujours défaite la ñuy am. amuñu stratégie en tout cas mu nekk lu am solo lu nga xam ne boo déggee papa di wax nga xam ne am na benn degré de maturité bu mu commencé am ci làmb wax nga ko léegi papa ñiwlu carrière bu nga xam ne njeexitalu carrière bu rafet moom nga bëgg objectivement lan la papa di wutati ci làmb actuellement nii. waaw actuellement nii El Hadj Malick man soo objectif toujours mooy ma bokk ci numéro 1 yi. moom mos a nekk sama objectif. ma bokk ci numéro 1 te numéro 1 yi li ma koy nekk teg ju damay dem ba am combat bi ma ci war a dugal. nga kale ma ñëw bëre naka sudul noonu. waaw combat yi ma perte bi dama bëre naka sudul noonu. bii amaat naa opportunité boo xamante ni su ma yàlla mayee ndam damay mën a am combat bu ma neex ci làmb ji. ndax gars yi dinañ bëgg a bëre ak yow gars yi bëgg nañ bëre ak man ndax dama ne Papa Sow jàmbaar la neex naa bëre nangam. ndax na combat bii. amateurs yi bëgg nañ sa combat. promoteurs yi bëgg nañ ko mbër yi sawar nañ ci yow. mbër yi sawar nañ bëre ak man waaw. léegi li des mooy combat bii mooy buntu yu bëri la ñëw rek xool li nga xamante ne mooy sama avantage ci combat yi ma jël ko bëre ak Siteu daan ko après da ngay am combat bu baax a baax. parce que ñi nga fëxandoo leen ñu ci bari fi mu ne gaare nañu. booy xool ay ñoom Boy Seye ak waaw ñu ci bëri fi mu nekk nii wala seen carrière pratiquement dafa nekk ci guddi gu bër setagul. muy ñoom Tonnerre ak ñoom seen. mais tey ñi nga bokkal génération muy ñoom Modou Lo mi nga bëreel. level bi mu egg tey Balla Gaye level bi mu egg tey yow ci level boobu la ñëpp doon xaar te pourtant tu avais toutes les qualités pour egg ci niveau boobu. waaw xamante ne loolu liggéey la liggéey bi mu la wax mooy tey jii gis nga athlète pour nga yor ko athlète booy entraîné ak moom nekkul da nga war a ñëw di ko yar waxtaan bi moo war a ëpp sax liggéey bi. mu xam ay qualité am xam mooy kan xam qualité adversaire bi respecté ko combat bi ni lañ koy bëree noonu. loolu nag boo ko dul waxtaanee ak say entraîneur rek manquement bi day bari. day bari sax faay bu métti day am. athlète bi il faut nga xamal ko li mu mën ak li mu mënul sa athlète. xamal ko adversaire li mu mën adversaire lu mu mënul. force faiblesse force faiblesse xamal ko nag mooy kan lan moo nekk ci ginnaawam nit sportif ni lay men sportif day am jom da ngay bañ nangam loolu lépp da ngay ay critères yoo xamante ne tey jii. suñu préparateur physique bi. léegi ça fait 2 ans daan ànd man ndax jamono gala bi yëpp moo doon entraîné. tey moo doon jël def ko préparateur physique écurie bi moom liggéeyam lu ëpp ci biir entraînement tout le temps rek. préparation mentale mooy li Fabrice Alouche doon wax ni. mental dafa am solo. mooy lépp il faut nga am mental am moral wax ak yow yaay kan xam yow yaay kan nekk sa ginnaaw ñi nga war a dem nangam nii la ci biir daw day ànd ak yow di daw. mais li muy daw ak yow day waxtaan ak yow. waxtaan ak yow ngay ñëwaat ndax man dox la ay jamono presque man bi ma suñu coow li bi mu amee yow amoon naa fu ma ko tegoon ba nga xamante nii moom moo ko wàcceewaat. tegoon naa ko fu kawe foo xamante nii dama jàpp ne lii defet la
man waruñu ma dàq écurie Fass waruñu nangam bu wax ak moom après. yàlla yow la ñuy seetaan. mu ne ma yow la ñuy seetaanuñu ñeneen ñi nga xamante ne tey jii ñoo la dàq ñun seetaan ñu leen xamuñu leen. yow yaay star bi. yaay athlète bi yaay star bi. loolu. ñii ñëw làmb ja yaa leen fay indi. yow la ñu xëy yaay def spectacle bi yaay def nangam yaay reyante. di wax ak man grand chef maa ngi koy nuyu bu baax. grand bien la xam nga. ma indiwaat ba nga xam ne tey jii. Papa Sow moral bi mu amoon confiance bi mu amoon lépp mu amoon macha allah quoi. macha allah alhamdulilah quoi. maa ngi koy bégee lu bëri bëri. ak coach yëpp mooy Balla muy Lato muy Laay Ñombar muy grand Ibou Diouf muy père Ndiouga Dia. ku lim Diouf maa ngi bégee coach yëpp nag. maa ngi bégee coach yëpp quoi. loolu grand yaa aussi maa ngi leen bégee lu buñ ko déggee moo di ni encadrement bi nga am ni encadrement bu mucc ayib la. xam encadrement tey jii encadrement bu defagul dara mosuñu am champion. mooy lu bees tàq la. tey ñooñu dañuy sawar a am ay champion. liggéey bi day jaar yoon. dañuy sawar a am ay champion ñooñu dañuy tax tey dañuy liggéey seen maximum possible pour defar ay champion. bokk la foo xamante nii ñoo nga fekk fa ay champion. mandi nañu victoire. ku mandi victoire ak ku mandégul nag bu demee baar ba ku mandégul mun ñoo toog. ndax boo mandee da ngay jalgati ki mandégul day bëgg a toog naan ba mandi doo ko jalgati comprendre nga. ba tax ñu daal ñu ngi ci liggéey bu am solo. yoo wax ñëpp daal parcelle yëpp nañu jàppale. Sénégal yëpp nañu jàppale àdduna yëpp nañu jàppale nañu ñaanal ba nga xamante ne liñ bépp daal ci làmb ak fi ñu bëgg a yóbbu làmb aussi yàlla defal ñu sutura bañ egg fa. alors donc nekk ci loxo yu wóor. day dalal xel. entraînement ba am doole day dalal xel. am mental bu fort dafa am solo ci làmb ji parce que pression bi dina bëri ci yow. xam nga Siteu ak mbooloom. ak waaw ñoom supporter am dañu chaud jour boobu duñ la may dara. loolu est-ce que psychologiquement aussi papa mën na dékku coow loolu. ak Siteu lim lay teg ci biir géew. loolu njarndeem lay doon. waa alopin. aw ma problème boobu man aw ma problème boobu ndax. tarkindaa yi dañoo tar de. damaa bëri mbapat ba bëri naa mbapat buntu kër Max Mbargane. waaw man bëri naa fépp mbapat. mais tarkindaa yi dañu garaaw. non man bëri naa fépp mbapat foo xalaat fii ci àdduna rek. mu am mbapat bëri naa fa mbapat. kon pression boobu noonu du nekk lu garaaw ci man. te it bëri naa combat 3e combat 2e combat spécial grand combat ba egg fi. tey ji nag bu dee ay yuuxu benn politicien dafa mos a wax. ne ma nitu public bu dee dafa ragal yuuxu rek du nitu public. yuuxu yi moo lay dundal mooy war a tax nga ñeme. moo lay motiver. da ngay ñeme dundal fi ngay jëm da ngay mu leen fu ma demee dinañ ma tàcc ñu dinañ yuuxu. tey naa dem fi ñu tàcc ma bu subaa ñu dem fee ñu yuuxu ma. damay yóbbu ñaar yëpp. waaye bëri nga fekk Modou Lo tamit de parce que Modou Lo tamit mbooloo moom. mbooloo moom ku koy wax ko naan mbooloo moom egg ci moom fa la mbooloo yow macha allah maa ngi koy nuyu depuis fële. Kigali. waaw depuis Kigali. waaw Modou mi ngi Kigali di jàppale suñu gaynde basket yi. di bëgg ab Youssou Ndoye. góor gi Sidien ñooñu suñu ay xarit lañu suñu ay nit lañu suñu ay partenaire lañu wax dëgg yàlla. Modou tax ñu xamante mais dañoo jàpp ni comme ni ñu jàppee Modou quoi. di bëgg ab team équipe nationale bi yëpp nag desagana ñu ngi koy bëgg lu bëri bëri kun ku baax la ñu ngi bëgg équipe nationale bi yëpp leen ñaanal aussi maintenant bu ñu ñëwaatee encore def benn flashback. ci combat yi papa bëri parce que wax naa ni bëri na nag bëri na mais dañ ciy tànn 3 yu nga xam ne dañ koy bégale amateurs yi. mais d'abord balaa loolu tuusu papa. man dama ko bëgg lool. papa bu tuus ba xëppoo soow bi. ba def bologam ba parce que vrai tuus ngay tuus Siteu day chorégraphie. mais yow tuus ngay indi Siteu sax nee na lu bees lay indi bi yoon day ñuug indi mbirum séeréer bu baax a baax. ci saan lay indi quoi. waaw loolu baax waaw loolu nag. dugg si papa. dafa am ñu nga xam ne bu ñu ko seetaanee rek doyal nañu.
lan ngay promettre say fans. say amateur. loolu moom bu ñu wari sax bu ñu wari dinaa ñëw li ma war a def yëpp dinaa ko def dinañ pousse ba mu neex dinañ ambiance dinañ defar dinañ jëngal làmb ci. dinañ ñëw dinañ bëre bi xeex bi bëre bi yàlla ñu yàlla may ndam. xam naa ni combat yi nga bëre fi na sa cuukeel bi mi ngi mbalax yaa ngi xalaat ban moo ci gën a neex ak ban jël nga daan nga sentir ni lii vraiment kontaan nga ci boo doon def sa combat jël bu la gën a neex boo daan mbër. numéro 1. boobu santaan ñi ngi da ciy bokk. Papa Sow sunu ndijoor santaan ñi ngi seen càmmoñ Papa Sow daw na jël ko santaan ñi ngi lal na ko akum sol santaan ñi ngi sol na ko mi ngi ko bëgg a biij bañ na santaan koy ëñ Papa bañ na santaan ak Papa Sow ña ngay xeex Papa daw na jël ko santaan bañ na santaan clé na ko Papa bëgg na ko bot yegg nañu suuf ñoom ñaar yegg nañu suuf ñoom ñaar ñëpp seen kanam am na suuf ñoom ñaar ñëpp seen kanam am na suuf ñoom ñaar ñëpp seen kanam am na suuf ñoom ñaar ñëpp ñoo demandoo kooku mbot la mu mënta dem xam nga lu tax bot bi mënta dem daama la waaw dem nañu nag xoolal xam nga position bi duñ ko ci gis am na beneen position bu ñu wonoon voilà position baa ngi nii arbitre bi sifflé waat na ñoom ñaar ñi ngi leewtoo Papa Sow seen ndijoor santaan ñi ngi seen càmmoñ mbokk yi tey jii di bis boo xamante ni nii bisu Gaston Production ñaar fukki fan ak ñaar la ci weeru avril di bisu dimanche Papa door na Papa door na jël ci suuf waaye santaan ton ni na ko na nga doon wax Papa dafa bëgg a bot de Papa dafa bëgg a bot santaan bañ Papa daan na Papa Sow daan na jël ba set wicc tey jii nga ñëw nga bitter ñee ginnaaw c'est-à-dire loolu lan la mën nga ci kanam wala ci ginnaaw. non sama papa dina ma père ba Mohamed bi da ko jàngal ci boot lu bari xam naa dañ ko doon nag dañ ko doon suñu père yi. merci. jërëjëf ñaataat la papa. combat bi lu tax mu neex la papa dellu si waat ci. combat bi lu tax mu neex ma dina waroon bëree ay janvier yooyu quoi. combat bi négociation yi am ci rëq-rëq ñu mujjee bëree ay avril. te bi ñu bëree avril aussi waaye mu ëppoon doole quoi mu ëppoon taxawaay ëpp ma doole. risque yi bëri woon trop. bon yàlla may ma ci ndam boo xam ne keroog ci la ma gars yi gën a gëmaate. ci la ma daf ma pousse bu baax a baax quoi. ci wàllu bëre bi lan nga bëre ba kontaan ci ba daan ko. waaw bëri naa ak moom ndax xam naa ni moom day dafa am doole te li muy bëre mooy loxo lay bëre day takk da lay ëñ takk la te da doon xeex. daan dóore boobu santaan daan xeex. waaw maîtriser naa ko ba xeexul bëriloo naa ak moom ba fi mu bëgg a bëree man bëriwu fa. mayu ma ko loolu bu ko bëggee tamit da ko forcer bu uti ko ci laa mën a am li ma am quoi. daan bi nan la demee techniquement. daan bi premier chute am na ñu njaax suñu bopp yi dem deuxième chute bi dafa ñëwaat eggaat ma foofu ci bëree
takk ma boobu nag fekk jeex na looloo fa desoon. ma bañ résister mu bëgg ma yóbbu ginnaaw ma lon ko galgal muy dem ma appuyé ci dooleem ànd ak moom mu dem. loolu mooy mbër mën nga ko daan ci dooleem. si waaw. alors boobu mooy numéro 1 numéro 2 di topp ban combat ngay jël. numéro 2 day bokk tamit sama combat ak Tonnerre neex na ma tamit. Ouais. Parce que boobu Tonnerre mi ngi ci diggu ndëndam mi ngi ci doole ju am solo loxo bi diis mu am doole mu am doole et puis ngeen tolloo. am confiance. voilà am confiance ñëw war a bëri combat bi ndax ndar la ma fekk boobu père da organisé ay lamb chaque le 26 mai. Saint-Louis quoi foire des étudiants la tombé rek yooyu quoi 26 xaw ma 25 mai yooyu lay nekk. mais bi ñu toogee di saan combat Tonnerre boobu mi ngi doon bëri ak Yékini Junior mais bu ñu paree ñu toogoon salle bi yëpp maa ngi koy nettali chaque jour kenn waxul. daanaka Yékini Junior ñun ñëpp kenn waxul dañoo toog rek quoi ku nekk toog ñu jug génn ñu jaar ne ndax boobu bu dalal dara moo faral ma Yékini Junior. waaye ndax suñu nit la. waa ji daan ko waaye mu mal mënee ko quoi. waaw xam na ni kii suñu kaw la jëm si. mais ci saa si rek ay 10-15 minutes ku nekk di ma waa stade yi supporter poisson yeeg faase sa waaye mu ne waa stade bi yëpp ñuy génn xam nga lu ñuy wax sa combat ak waa ji ma ñibbisee tuuti damay dox fee rek dajeeg Ipo Ngari. moom faas noonu benn Tabaski mu ne ma leen daal la jégal mu ne waaw mu ne ma dama nga entraîné te xam ne yaa waa ji da ngeen di bëre. yaa Tonnerre. waaw ma préparé ko nag ci ay mois de juin laa commencé préparé Tonnerre jëm moom novembre boobu sax waxagul seen combat day taxaw. mais xam naa ne kii dañuy bëre. nekk ci entraînement yi. Tonnerre Papa Sow. ñu seetaan ko ñëwaat. tekk ak tey ci ñoom ñaar ñëpp la. combat bi lu mu gën a dem muy gën a métti. ñaari ndaw lañu duñu jeex. Papa moo noon ginnaaw mu fete seen ndijoor. Tonnerre nga moo ngemul xonq li. waaw le danger. waaw. Grand Dakar. kii boot Wakaam. kii boot penku nag. waaw. gisoo lu ñu wër ñëw rek. Papa Sow day boot ku vert. Tonnerre boot de ku vert. mais Thierno kurpeñ amul dina am oh gauche bi nëb na gauche bi Tonnerre moom na gauche bi Thierno gauche bi na ñëw. dañu bëgg mu jóg. dafa bëgg mu jóg. Papa da koy toñ pour mu jóg. mais nanu Papa dóor na léegi waaye dalul mais Thierno gauche Tonnerre bi ndax yeexul trop. ay Abdoul Aziz. waaw non. du ci jël crochet sa morom daal. Tonnerre su jógee suñ ko dóoree crochet droit mu lëmb. Papa Sow bu jógee bu ko dóoree crochet gauche bi mu lëmb ndax seen point fort la. waaw mooy seen point fort ñoom ñaar bu ci ne boo atteindre sa adversaire doo ko bàyyi loolu seen point fort la ñoom ñaar Thierno. papa ngi bëgg a accélérer combat bi mais Thierno xoolal distance réglementaire ñaari xale yi seen centre de gravité xoolal centre de gravité yi. du xeex day tooñ pour Tonnerre war na leen waaw dafa bëgg a jël combat bi jox ko Papa Sow bëre Papa Sow bañ loolu bëgg moom it muy jël combat bi bëre. waaw kon ku ne dégg nga sa consigne morom ñi ngi leewaatoo ba tey pour peñ dalagul ba tey ci ñaari xale yi Papa sëgg na day dagg leewaatoo bi Papa waaye Tonnerre fa mu taxawoon ba tey fa la taxaw moom Tonnerre. xeexee rek bëre. bu dee bañ a dóor sa morom bëtt la. Thierno loo gisee loolu. bagarre aveuglante amu ci cër. mais Thierno kurpeñ amul dina am oh gauche bi nëb na gauche bi Tonnerre moom na gauche bi Thierno gauche bi na ñëw. ñu bëgg mu jóg. dafa bëgg mu jóg. Papa da koy toñ pour mu jóg. daga nanu Papa dóor na léegi waaye dalul mais Thierno gauche Tonnerre bi ndax yeexul trop. waaw xanaa ko ñu ko. da lay bénéfice. non la Papa. oh boo baaxul Thierno. yor na frein. pour waa ji ñëw mu sigi dóor ko. du frein la. way xale yi nan xeex Thierno xale yi nan xeex. daw na jël ko. daje nañu ñoom ñaar Papa daw na jël ko. daje nañu xale yi Tonnerre pat na ko waxoon nañu ko Papa ni ko day pat. mu ngi téye loxo ba. Tonnerre day téye loxo Papa Sow. dëkk na ko. daje nañu arbitre wax nañu
arbitre wax nanu arbitre wax nanu ah Papa Sow jël na ko daan na Tonnerre Papa Sow daan na Tonnerre Papa Sow daan na Tonnerre door na Papa Sow mu daanu daa def ko dóor ah way ñàkk na maîtriser wul combat bi maîtriser wul combat bi ñàkk na. maîtriser wul combat bi ku irrégulier la bu irrégulier bi moo la ñàkkloo. moo la ñàkkloo. ah Tonnerre amul sago tey ah. de confiance bu nga gis signature contrat bi mu koy tourné juumloo ko yomb. mais nañ ko jël nañ ko jël Papa tëdd na mais Thierno Papa tëdd na. door na ko Tonnerre a ngi noonu. le jour du combat. seetaan nañu léegi combat bi. waaw xam ñëpp dañ ñëwoon Papa am na problème. waaw Tonnerre bii. bu tàkkee sa kaw kenn du ko waxat. waaw c'est que Tonnerre pied droit la man pied gauche la. ayca ñu ñëw. man pied droit la man pied gauche la te it bon dafa am frappe. loxo bi dafa diis. daa bëgg a xeex. boobu étudier ngeen ko. mais tijje ko tëj ko du xeex du def dara soo ko bëggee tëj da nga koy tëj ma tëj ko ba nga xamante ni du mën a xeex ndax boobaa bu xeexee du baax ci moom. parce que atu bi moo doon xeex bi. atu moo doon xeexam. donc yow li nga gën a préparé mooy xañ ko xeex. dama koy xañ xeex bi. koy xañ xeex ba nga xamante ni du am buntu pour xeex. ndax bu boobaa nag bu forcer rek lu ne mën na ko ci fekk ci combat bi boobaa quoi. ba tax na après ñu gérer ko mais li si gën a garaaw mooy Tonnerre bi deuxième combat bi jàllee non bi deuxième combat di simeeku. dugg ci biir Tonnerre dafa simeeku def benn tour wër kii bi ñëw ay gis ay gars yi jooy sama ginnaaw quoi wàcc mu koy am ñuy jooy quoi. ndax ceene musculation waaye lan la ñu am waaye lan la waaye bu leen waaye yow menacé leen kii ma koy daan kii dama koy daan du bëre du xeex dama koy daan waaye tugg ma doggali boobu ne entraîné naa comme moom waaw moom mu ëppoon nag moom mu gënoon fees mais ma simee ko ma nit futteeku daw romb gaa xam nañ tamit indi nga doole. kii waaw kii pare na indi na état. waaw kii pare na waaw alors ci géew bi moom it xam naa bi ñu duggee ci géew bi tamit xam naa dafa yaakaaroon ni dina ma ñëw sax dina ma raw lu bari mais bu ñëwee bañ taxaw xool après moom am na lu wàññeeku tamit ci moom xam naa waaw bi nga ñëwee taxaw mu taxaw mu taxaw nga xool ko mu xool la xam na ni booy bi liggéey na ci diggante non si entraîné naa bu maa ngi liggéey ak Moussa alors ñëwal ci combat bi disséquel ñu ko tojal ñu ko waaw combat bi Tonnerre li mu bëggoon mooy ñu ñëw ci xeex bagaar boo xamante ni bu désorganisé lay nekk boo xamante ni pëtam comme bi mu def ak Yékini Junior quoi ñëpp te boobu li ma njëkk a wax mooy kii bu xeex ak moom ci côté boobu boo ci xeexee avantage ñëpp ci la leen di gagné ku ci fekk ci mu gagné la kon moom am na atu boobu noonu xeexu mbedd boobu yow xeexal ak moom benn jihaad bi dóoral ma dóor bu amu ci combat bi benn yow benn saa yoo gisee boo waree génn arrièreal soo waree diriger nga diriger mais saa yi loo woowee ci xeexu mbedd génnal saa yi bëggee déclencher génnal moom dina juum bu juumee di nga ko sori mu ñëw indi loolu ndax moom mi ngi kii ne tey sànni ay laaw mais mënu ko bañ def ndax day bëgg a téye sa loxo bu la nattee ba seen loxo yi laa mu téye mu xam ne jege ko mu leen la taatee rek buy ñëw doo ko yëg da ngay jékki-jékki rek dégg ay marto yu dal sa bopp te mooy loolu nga xañ ko loolu ma xañ ko loolu laa ko imposé ko bëre imposé ko ne ko bëre bi tey moom dañuy ABC la rek waaw ABC rek la ñuy def ayca waaw ngeen jàppante ñu jàppante mu daa bëggoon dóor ndax bi ñu jàppante automatiquement rek dama éliminer loxo bi ndax moom lu mu bëggoon mooy dóor ay uppercut ndax door na ci gars yi bëri ay uppercut foofu ci biir ñu bëri la dóor nga éliminer loxo bi ma éliminer loxo bi léegi moom dafa jàpp mu jàpp côté ma éliminer loxo xañ ko dóor bi waaw léegi nag moom après mu bëgg nag di bëree te boobu benn loxo du bëre benn loxo du bëre bu bëggee bëree benn loxo ma xam ne man mi téye naa ngembam téye naa loxom mu bëgg a bëre xam naa ne maa ko avantage ndax moom benn loxo bi moor na man maa ko téye fa laa jàpp na am naa fu ma jàpp na ci moom am naa ngembam moom bëggee bëre ma teggi ba mu teg ba muy yaakaar damay teggi ma contré ko ma kol ma ko mu xam ne bu day daanu mu pivoté ci la def 4 appui mais ñu continuer bëri ndax foofu noonu dama continuer bëri ak moom ñu bëree di bëree jargandalu def lépp ci la lépp amee parce que am na ñu nga xam ne bu ñu amoon loolu ci Tonnerre 4 appui boobu dañu daal di yëkkati seen loxo waaw non mais nag am na fu ma bëree fu mu egg foo xamante ne da ngay bëree moo gën a wóor quoi ndax bi nga kolma wóoru la wóor naag wóorul
nga eggal ndax foofu yaa ngi ci position. waaw yaa ngi ci position bu baax. waaw bul bàyyi da nga eggalil. boo déggee sifflet nga bàyyi boo déggul sifflet nag bul bàyyi. bul bàyyi. beneen mbir des fois aussi mbër daanu kontaan. c'est-à-dire xam nga defet du neex. mais des fois nga daanu mel ni yaa daan nga daanu ba boo demee toog wéet ak sa njëgënaay nga xam ne daanu naa mais vraiment jàmbaar laa ci combat bi. est-ce que dal na la ci benn combat. non man su ma daanoo moom bon damay découragé quoi. te pourtant gars yi des fois ñu ñëw ñu la jàmbaar bëre nga li nga bëre def li ko war a def nga ko dem nga ba jeex. tey du bésu ndam yow doo gis loolu quoi yow li nga gis mooy da nga war a defet rek ngay gis da nga war a gagné quoi ndax bon préparé dafa metti quoi. mais nag li am solo mooy nga préparé ba mel ni nga war a mel. le jour ji nag yàlla moo yor ndam mooy may ndam yàlla mooy may ndam mais nga préparé wu. bul nax sa bopp bul nax say supporter mën nga nax sa supporter mais moo nax sa bopp boo naxee sa bopp rek surux quoi. te yow préparation bokkul ci looy caaxaan. non man moom comme que dama dugg ci benn mbir fu ne am nga fa ay soppe am fa am jaam am ñu la bëgg am ñoo xamante ni jaral nga ne lu ne rek chaque jour rek del bàyyi xel ci ñoom quoi. bàyyi xel ci ñoom nekk ci li nga war a nekk. chaque jour dama war a nekk ci li ma war a nekk mooy mbër laa dama war di entraîner dama war di lekk dama war di noppalu. man fa laa ko yeew quoi bu ne nag bàyyi bëri ma am sama bopp mais actuellement nii fekk maa ngi ci làmb di bëri rek waaw dama koy gérer quoi. ani Ouza. Ouza mi ngi fi la mi ngi ci jàmm quoi. mi ngi Paris quoi. waaw mi ngi Paris ñu ngi koy bigab lu bëree bëri. alors ci préparation bari na mbër yi nga xam ne dañuy préférer des fois dem bitim réew mais ci combat bi demoo ci benn yoon voyage de wala. waaw non ndax combat bi mu taxawee tuuti bëggoon nañu voyager après c'est juste le Covid bi ñëw. après le Covid bi dafa ñëw surtout bi Adja indiwaatee combat yi tamit après wóorul da ngay dem foofu ñu tëj saal yi. confinement am na déconfiné déconfiné. on sait jamais quoi moo tax combat bi daal fii la ñu ko bëgg a préparé wu. moo gën a wóor quoi bu ñu bëree pare nag bu yàlla defee ñu amoon beneen combat pour saison bii di biir saison bi ñu xool lu ñu. te fii condition yëpp réunir na. pour nga mën a entraîner comme il le faut. fii waay condition yi réunir na quoi wax dëgg yàlla. mën nga entraîner comme il le faut. alors noppalu quoi. daanaka ñu ngi egsi ci cëppaandawu émission bi seen diggante ak Pape Abdou ci période bu difficile bi promoteur la yéen mbër ngeen mooy seen employeur mais jafe-jafe yi. metti na ci moom metti na ci yéen nan ngeen di collaborer pour que lépp jaar ci yoon ba kenn du ci am ngaañ-ngaañ. waaw bon ñu ngi liggéey quoi ñu ngi liggéey ak Pape Abdou aussi tamit bàyyi nañ ko ak xelam moom it bàyyi nañu ak xelam ndax moom mi jël xaalisam jox ñu moom it. ndax lu mu ci bëgg wax dëgg yàlla. ba tax na promoteur ak mbër moom. li si nekk mooy dañuy maslaa rek dañuy maslaawante rek quoi. si nekk mooy xam na ni metti na ci Pape Abdou Fall mais metti na si ñun aussi. ñu wax ne état moom tey jii bu dee Matar Ba mi ñu seetaan. lu mu ci mën na jàppale promoteur yi quoi. waay lu mu ci mën. surtout yéen seen combat bi lu mu ci mën na jàppale promoteur yi ndax combat 2 ans ñu koy renvoyé indiwaat yóbbu indi neexul quoi. metti na trop metti na ci moom mu jël ay millions jox ko ay nit ñi jël millions yi lekk di préparer di xaar lii kaa tamit doy na waar. moo tax monsieur le ministre moom ñu ngi lay ñaan nga jàppale promoteur bu baax a baax. jamono ji jël ay ñaari avance ak ñetti avance dafa xew de. yéen tey instant yi est-ce que buñ leen. pour man yéen waa GFM bu ngeen ñëwee pour man da ngeen may laal benn avance. non maaw mi ngi fi xanaa kay maaw war na mën a ñëw jox la benn avance. maaw pourquoi pas fi ne ku la jox avance nga jël. maaw jox ma avance ma téye dama jox ma xool. dama jox ma téye. dynamique boobu yow pare nga non si mooy yoon da ngay mu leer ne at bi da nga pare bëre ñaari combat wala ñett da ngay entraîner par force. mbër mu nekk war nga mën a bu dee may na la ko sa xel may na la ko nga jël ay combat nga bëre. baax na de ah. baax na moom. loolu ci liy defar làmb la bokk. ci liy defar làmb lay bokk. waaw mais aussi mais tamit benn côté tam. est-ce que du am lu mu yàq tamit benn côté dina am lu mu yàq ndax bon bu ñu concentré wu ci ñi fi nekkoon rek. di leen tëggaat. voilà. war naa am ouverture yow comme ni nga def nii Siteu nii Gaston Production. bu combat yi demee nu mu war demee sax am na combat xam mën na ko tasaat. tëggaat ko. tëgg si ñeneen jël benn booy jox ko benn grand jël fii benn grand jox ko benn booy. yow daal ubbi nga say bunt. non ubbi na suñuy buntu. waaw ubbi na suñuy buntu pour bëree. te adversaire yaa ngi fi. ñi am combat ak ñi amagul combat. kuñ la ci jox baax waaw bu dee combat bu ñu mën a bëree si at bi moom pare naa. pare nga waaw et puis bii décembre la donc décembre moom après. voilà waaw début saison lay nekk sax day doog ubbi làmb ji boobaa. da ngay mën a am combat fin de saison loolu baax na. ñu bañ a concentré wu rek ci 5-6 mbër wala 4 mbër ñu ubbi ko mu tas. et puis grand yi aussi nangoo jël booy yi. non grand yi bañ ñu bëreeg booy yi de. boo gisee Balla jël na Boy Niang. yow jël nga Siteu. man jël naa Siteu. tey ji Eumeu Sène boo ko seeti woon ne ko Papa Sow nii day jël
Bombardier boo ne ko Sa Thiès a ngi di day jël. keneen noonu. loolu bokk na ci luy dundal. non mooy ubbi làmb. mooy ubbi làmb la dëgër boo xooloon beneen booy bu prouvé nga jox ko day jël. keneen dafaatin noonu keneen noonu mais bu ñu bañ a concentré wu ci ñi fi nekkoon rek benn instant mooy loolu day concentré wu ci benn affaire day concentré wu ci benn bërëb rek te loolu njëriñam bëriwul quoi. njëriñam bëriwul papa egg si nañu presque ci cëppaandawu émission bi. xam naa ni li ci des moom daanaka ay sant ak ngërëm. sant ak ngërëm waaye. ñeel nañu ñeel nañu bëri ah. waaye mais maa ngi lay jaale sa goro bi gaañu aussi ah. waaw merci beaucoup yërëm xale ba àjjana. Mansour Aïdara mooy denc sama mag Awa Thiandoum ñoo bokk ndey ak baay. nekkoon un grand sportif. tey le monde sportif. de Tivaouane et de Thiès ñëpp ñëw rendre ko hommage. di koy ñaanal yàlla xare ko àjjana merci beaucoup ci njaal mi amiin waaw ñu ngi jaajëfal ñëpp di gërëm ñëpp nag bu dee wax ji nag am na ay jumte tamit ñu ngi jégalu nit moo matul rek ak bëgg a defar aussi ah. wax ji wax yëpp pour mu defar la rek ñu nekk benn ñu xam ne monde la am yëpp benn la aussi ah. di jaajëfal nag suma papa ji muy père ba ak famille yëpp nag soxnaam Ami Dramé maa ngi koy gërëm bu baax a baax ndax moo yaatal bu yaatul woon rek fii mën na garaaw. waaw gis nga ñu ñëpp. jigéen moo yor kër ñu ñëpp kenn dëkku fi. ñu ñëpp kenn nee gis fi kenn dëkku fi. te buy togg da nga naan xanaa tey ngeen fi xaw. mais loolu sant yàlla képp ku tabax sa kër rek da ngay bëgg boo tabaxee ba pare. ngay togg cin bu mag di yàq nit ñi di lekk. waaw man loolu laa gis mu koy def rek te man mii loolu lañ ma yare sama ñoom yaay ay mbana lañ doon taal ci kër. waaw macha allah loolu mooy koy jaajëfal di ko gërëm baax a baax. yàlla na ko yàgg mën. amiin yàlla bàyyi ko xelam bàyyi ko amam sàmmal ko njabootam sàmmal ko amam. parce que li mu am mi ngi koy bokk ak askan bi. waaw loolu dafa leer moom. wax dëgg yàlla. di gërëm aussi suma grand Oscar maa ngi koy nuyu bu baax nuyu ay soxnaam ak famille yëpp maa ngi koy nuyu. di nuyu Abou Gueye chéri Thiané Faye maa ngi lay nuyu lu bëree bëri sama grand bu ñaawul boobu grand Djili maa ngi lay big up Yves Diaw xam naa weekend bi dinaa ñëw kër ga grand Yves incha allahu rabbi di gërëm jaajëf ñëpp ñoom booy Mansour Mixa ñoom Mansour Ba autorité parcelle yëpp nag maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp ndax gis naa taxawaay nag ci combat bi tamit. non si gis naa seen taxawaay ci combat bi pare woon noonu pour ànd ak man pousser ma vers la victoire mais ñu waxaat ne combat bi la 5 la dinaa jaar sama dàll dox ñëpp woo ñëpp ci combat bi ñu ñëwaat jàppale seen frère jàppale seen doom jàppale seen rakk quoi ah. leen wax ni daal maa ngi woo ñëpp ci combat bi ku ma limu rek damaa juum maa ngi gërëm nag waa Jàmbaar Rasul académie yëpp ak ku limbaru parcelle tamit maa ngi lay gërëm di la sant di ñaanal tamit ku ci am combat yàlla may la ndam. ni nga sañ ñamul combat aussi tamit yàlla may leen combat. waaw lii moom Tafisco business moom ma solal ci kaw ba ci suuf ma koy gërëm suma rakk ju baax jooju noonu. ki wax ni daal yàlla na yokk yàlla nga dem booy conteneur yi affaire yi di ñëw quoi incha allah Tafisco business ah. waaw léegi daal remobilisation la. waaw en direction du 5 décembre. du 5 décembre waaw incha allah rabbi maa ngi woowaat ñëpp rek affaire bi la 5 décembre la dañ ci gën a waxtaanaat ñun ñëpp. bu ñu préparé wu jëm vers la victoire incha allah rabbi. jërëjëf papa. jërëjëf El Hadj Malick maa ngi lay nuyu yëpp di nuyu sa staff bi nga àndal fi yëpp équipe bi yëpp équipe GFM bi yëpp. di leen jaajëfal. Jili ak Khadim. Jili ak Bamba. suñu mag bi. waaw ñu ngi leen jaar. Jili nii. Bamba nii Maodo nii. waaw yow ñu la dar garaaw na. Jili Baxdaat ah. El Hadj Malick Tivaouane Bamba Touba. mi ngi noonu kon nag mi ngi noonu macha allah yal na yàlla def jàmm ci réewum Sénégal. lii lañ leen indiloon seet si woon le grand champion papa di ko remercier ci disponibilité am parce que tey lu mu gàtt gàtt daf nañu hey. li ma jëm xam naa ko bàyyi leen ma entraîné ba pare ñu soog a toog waxtaan. parce que benn minute bëgg ko perte loolu mooy wane ni rek. combat bi am na fu mu ko teg di ko ñaanal wér. di ñaanal Siteu wér. di ñaanal Pape Abdou wér di ñaanal ñun ñëpp yàlla yóbbu ñu ci bés ba ak jàmm ba ñu bëreel ñu lu neex a neex a neex ba askan bi yëpp kontaan ñu ngi leen di jaajëfal. di o